mag bi yegsi na paf ñu koy wax PAF ñu naan Pape Abdou Fall production mbokk yi yegsi waat na woote bisu le 5 décembre di bis boo xamante ni nii l'histoire retiendra ndax Pape Abdou Fall dafa def lu kenn musta def Pape Abdou Fall dafa dem fu kenn musta dem ne dafay sargal koo xamante ni nii moo jëra sargal kookal la ñu ne Mame Boye Diao mu Kolda Mame Boye Diao responsable politique APR mbokk yi Mame Boye Diao moom la ñu jël bis bi mbokk yi def ko delloo njukkal président Macky Sall mbokk yi Pape Abdou Fall def na lu mësta am ki nga sargal rek a jëra sargal waaye ñi nga boole la kenn mësta boole mbokk yi Papa Sow la jël bu jàmbaaru wrestling académie boole ko ak ki nga xamante mooy Siteu bu Lamsar tarkindaa bi mbokk yi ñaari ndaanaan la Pape Abdou Fall boole kii nga xamante ni nii daa boole ba équipe nationale olympique woolu ko ne ko kaay jox ñu sa xam-xam boole ko ak xale bi nga xamante ni kuy moroomam faxas na la ci kanamam kookal la ñu ne Siteu tarkindaa bi mbokk yi Pape Abdou Fall def na lu rëñ ci bis ba mbokk yi trompeur de dina ci laalaay ki nga xamante ni nii mooy Cheikh Mbaba mbokk yi tir boobu Tiwaan moo ci daje ak rawaan bu Texas mbokk yi Darso bu xam sa cosaan moo ci daje ak Gueye 2 bu école de lutte Cheikh Mbaba mbokk yi jaay doole bu écurie Yëmbal mbooloo dina ci laale ak DMX 2 bu Ramdaan mbokk yi ndax yéen ngeen ni Petit Lo bu Rock énergie ndaanaan bi moom moo fay daje ak Candeela bu Bawol mbooloo Bekaay bu saa ñambur dina fa laale ak Pape Mama numéro 2 Ndiaga Sarr la ne waaye Njaay Laax mu Lamsar dina fa daje ak 5 tonnes mi nga xamante ni moo xëppoo gaalaaj gi ci digg rond point Sandaga bi mbokk yi Forza Flado bu Balla Gaye dina fa daje ak ki nga xamante mooy Bébé Ñaak bu écurie Lac Rose mbokk yi Modou Zarko bu Yëmbal Mare mooy tijji bis ba moom ak confiance bu écurie Tivaouane mbokk yi bisu la 5 Pape Abdou Fall ne bis boobu daal lamb dootu ko faale waaye feccum lir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya ndax Pape Abdou Fall la banque agricole du Sénégal moom moo ko jàppale ci bis bi Agricash jàppale na ko ci bis bi Jojo Mobile seen autozone SF ak Sokosi mbokk yi ñi ñooy sponsor yi jàppale Pape Abdou Fall Pape Abdou Fall borom la 5 Pape Abdou Fall borom la mujj neex di yaa sargal Mame Boye Diao dootoo ko dolli de arène nationale dana mel ni tukk sa bënn sañ bëri foo sànni mbatt dana teg ndax ki nga sargal ak ñi nga boole ku leen boole ci bis def lu kenn mësta def waaye di nga am lu kenn mësta am tey le 5 dina doy waar 3 Sports. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñuy suivre seen site internet seen lamb TV tey ñoo ngi fi Bentali jël si fi ndaanaan jël si fi koo xamante bi nii yàgg na si lamb tey ki ngeen jàkkaarloon suñ kanamu écran ji bi mooy Pape Malick ñu gën koo xam si Pape Malick bu arène bi man Modou Anta mii di wax ak yéen yaakaar naa ne moo ma njëkk a jox micro ne ma doxalal ci lamb yaakaar naa ne bu gars yi mënee déggante ak man wala bu ma mën a nangulee sax xam lamb grâce à Pape Malick Diop mi nga xamante bi nii moo toog dékku koog man wax dëgg yàlla ñu yàgg ci làmb ji mu nekk koo xamante bi nii wax dëgg yàlla franchement yàgg nañ trop jibi tey dañ ko jël si fas yéene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu jibi bu ko defee ñu dugg si waxtaan wi dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet ñu dugg si waxtaan maa lay siyaare Pape Malick. mu daan ñu ngi lay delloo ziar bu wér-wér di la bëggee bu baax a baax di wax salaamaaleykum rek nuyu waa àdduna yëpp di leen ziar bu baax di leen bëggee bu wér-wér di ziar fi ñu fekk nii muy Bentali di nuyu ñëpp di nuyu suñu waa kër bi yëpp. di nuyu suma yaay ak sumay sœur di nuyu sumay dëkkandoo tamit waa kër gi yëpp di leen ziar baax di leen bëggee di ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal ak sutura ndax moo daanta yow ni nga ko waxee rek yàgg nañ yow suma gaayan nga te làmb moom comme li may wax rek yàgg naa la ko wax kenn moomu ko barab la boo xamante ni milieu la dañ fiy daje ñun ñëpp ma gis la nga nekk koo xamante ni ndaanaan nga te tamit sagal nga ñu quoi ndax képp koo xamante ni yow tey fu ma la gis ci plateau nga toog rek wala ñu invité la rek dama ciy am sac sa parce que li tax ma ciy am sac mooy dañu ni diw mi li mu wax li mu confirmé am na sa parce que mënoon naa ni ndaanaan nga te ñeneen ñi duñ ko gis bon bu gars yi demee ba gis ni yow it ndaanaan nga sant yàlla rek loolu daal laay nuyoo di ziar gars yëpp di leen bëggee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak xéewal quoi. macha allah jibi nuyoo bi am na solo tey dañ ko jël si nag fas yéene waxtaan ak ñoom ci ñaari combat yoo xamante bi nii dañ ko dëgmal bi ci njëkk mooy diggante Siteu ak Papa Sow mu war a nekk le 5 décembre fële ci arène nationale Pape Abdou Fall organisé li nga xamante bi mooy combat bi deuxième bi ji bi dina nekk ci diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine premièrement dañuy dugg ci Siteu Papa Sow Pape Malick Siteu ak Papa Sow tey bu ma la doon laaj wàccaay bi ak combat bi yàggaay bi est-ce que loolu arrangé na ñaari mbër yi tamit wax dëgg yàlla nga xam ne sonn nañ jàpp nañ bi troisième fois ñu jàpp date bi. waaw moo daan combat bu doy waar la bu neex. diggante Siteu ak Papa Sow ñaari mbër la yu bokkul génération ku ni Siteu wax ni phénomène Siteu bi mu duggee ci làmb yàggul mais mbër la moo xamante ni mbooloo mi muy traîner ak gox bi mu dëkk ak gëm-gëmam tey moo tax mu yegg si ba fii war a bëreeg tey Papa Sow
ku ni Papa Sow nag nga ni mbër mu constant la Papa Sow mbër la moo xamante ni fi mu yegg nii tey du sens moo ko fa indi du ay puus moo ko fa indi daf ko xuus ndax bi muy dugg ci làmb ñëpp dañ ni mënul nekk mbër ñëpp ni waa ji jaru muy dem nekk mbër na toppi leneen Papa Sow yéex naa gëm làmb bon tey bu demee ba yegg si fii bëre ceeg champion bëre ba Lac de Guiers 2 bëreeg Ama Baldé tey mu wëlbatiku di bëreeg rakam muy Siteu loolu day wane nii rek Papa Sow tamit combat boobu Pape Abdou Fall tëgg combat bu rëy la te paf yàgg na ci Pape Abdou Fall ba mu dugg see ci làmb yàggul mais mi ngi ciy bay ay waaram di tëgg combat bii nag bokk na ci combat yi nga xam mooy dàq ci saison bi ndax lu tax muy dàq ci saison bi moo daanta mooy dañu boole ñaari mbër yoo xamante ni dañoo am différence Papa Sow mbër la moo xamante ni ndaama la mais dafay xeex du mbër moo xamante ni maanaam da lay sàcc maanaam day ñëw di négocier combat Papa Sow day dóor jéem la woo ci xeex juyaloo ak yow pour bëre si Siteu nag mbër la moo xamante ni maanaam ñëpp gis nañ ni day tëru bon combat bu neex lay doon mbër muy song ak mbër muy tëru buñ dajee bis la boo xamante ni bu dee bëree rek lañ ciy xaar dañ ci gis bëre bu doy waar ndax boo xoolee combat bi mu taxawee ak léegi nga xool Papa Sow fi mu nekkoon dafa nekkoon ci écurie nekk écurie Fass nekk fa numéro 2 topp ci ginnaaw Gris Bordeaux ay ñoom Lac Rose ñoom Baara Ndiaye ñoom Serigne Ndiaye ñoom ñëpp nekk ci ginnaaw Papa Sow jékki-jékki créé écurie am bon léegi nekkatul numéro 2 numéro 1 la léegi fi mu nekk noonu di parcelle gars yi dañ ko xaw a jox loxo Franc mi ngi ci moom Gora Sock mi ngi ci moom Dame Sène mi ngi ci moom Garga 2 mi ngi ci moom bon boo yooyu yëpp bu ñëwee nekk sa ginnaaw dafa am beneen charge bu ñuy tegaat ci yow bon loolu da lay gën a wan Siteu tamit boo xoolee li dal Papa Sow da ko xaw a dal Siteu nekkul woon numéro 3 sax biir Lansar mais tey booy wax Lansar dañuy wax rek maanaam ci rafetal moom danaan ay ñii ñooy suma grand mais boo dee xool leaderu Lansar dëgg actuellement ni Siteu la bon nag Siteu tey bu amee Mama Lamine muy rakam wala muy moromam di xuus di ñëw ñu gis Mama Lamine ni mu changé stratégie di ñëw di bouleverser gars yi di ñëw nga gis tey ku mel ni yeneen booy topp ci ginnaawam nga gis rëg-rëg nekk ci wet gi dëkk ci gox boobu am doole bi Siteu am posabilité bi nga xam te ni moom la ko yàlla may muy def ay preuve bon loolu tamit Siteu day nekk beneen pression ci moom ndax gox bi mu dëkk il faut que mu am numéro 1 ndax làmb loolu moom mooy njëkk premier objectif mooy il faut que nga fexe ba fi nga dëkk nga nekk fa numéro 1 Siteu fi mu nekk nii fi mu nekk moom moo fay numéro 1 ndax bu dee moom ak ay rëg-rëg yooyu mais succès bi Siteu am ak li mu mën a combat am ni mu mën a amee dayoo gars yi yëggaguñ fa te rëg-rëg ñu ngi ci yoon bi di ñëw bon loolu pression la waaw lamb yooyu moo tax ñaari boo xoolee ci ñaari côté yooyu pression la léegi bu ñu ñëwee ci wàllu mbër yi seen façon bëree Siteu dañu gis ni mbër ma moo xamante ni ba nu commencé koo gis ba léegi c'est parce que Siteu bi muy débuté mbër yi mu doon bëreel daanaka dañoo xawoon a tolloo wala mu xaw leen ëpp laf boo gisee ni mu daan bëree ak ñoom da daan bëree ci taayam bon mbër la moo xamante ni day joué ci taayam da lay jàpp taf la ci kawam jël tànkam teg ko sa ginnaaw desundu sa kaw kottum biti la daan daane mbër yu bëri wala benn mu dugal loxoom xëcc la taf la xar jéppeen la bon mu dem ba ci biir ñu gis ni ñooñu mu doon bëreel daanaka boo xoolee daanaka carrière am xaaj bi yu combat yu bëri noonu la ko daanee léegi fi mu nekk nii Siteu bi mu demee ci luur yi da ko échec ci saa kees daf ko échec ci guy gi bon bu waree bëre tey koo xamante ni moom moo nekk ci zone boobu muy bëree Papa Sow ci zone boobu la bokk Ama Baldé moo ko mujjee daan mu war a bëriwatiku bëreeg Siteu bon Siteu war na préparer yeneen kele yu mu indil Papa Sow yudul kottum biti boobu ak xar jéppeenam boobu te Siteu li ko gën a sonal ci làmb mooy ay fansam waaw ndax pression bi ñu koy yan moo bëri te Siteu xale la il faut que gars yi jàppale ko suivre ko carrière am ndax man dama jàpp ni Modou Anta mbër carrière lay def du ay combat Siteu mën na daan Papa Sow beneen combat bi ñu daan ko bon il faut que gars yi ànd ak mbër yi ñu jàppale mbër yi ci carrière moo xam Siteu day def 10 ans de carrière wala day def 20 ans de carrière wala day def 45 ans de carrière fa lamb di yem mais dañ ko war a gunge léegi nag pression bi dañ koy seetaane en tant que mbër moo xamante ni dafa war a dem bëri ji pour compétir pour ñëwaat compétition ñaara ci am défaite match nul victoire bon
ci guy gi tante na fa xar jéppeen bi réussiru ko mu tante kott bi ci lañ ko daane ndax dafa jàpp guy gi dugal ñaari loxoom ci ngemb li xëcc ko taf ko ci kawam dàq ko di ko dàq kott mi guy gi teg loxoom tëgg ko mbotu jol bon te Papa Sow day mbot ndax Papa Sow dono la am ci bëre tànk mais Papa Sow dafa nekk mbër mu am lecture ndax Papa Sow yàlla def na ñun dañ ko suivre xam nañ ko bu baax a baax Papa Sow bi muy nekk booy dafa juddu fekk magam di Ouza bu ñuy wax mbërum tànk ci Sénégal Ouza bu ci nekkul numéro 1 moo ciy numéro 2 ndax jamonoy mbapat Ouza ak Eumeu Sène kenn dàqu leen woon tànk ci Sénégal Papa Sow gis ni Ouza li bu échec yëpp mooy li muy xaar gars yi di ko jël si moom mu ñëw am loolu c'est parce que Tapha Junior day mbot Mam Biram day mbot seen papa ban seeraan ko mais Boy Bambara dégg naa ko mu ni moo leen dàqoon tànk bon ñoom dono lañ am ci tànk bon mbër moo xam ne da ngay bëre moom mu nekk mbëru tànk bon yow war nga sóor ay xar jëppeen yooyu war nga ko sóor ci combat bi ñaareel bi kottum biti moomu kooku boo koy def li tax mu nekk danger c'est parce que day fekk yow nga nekk maanaam dafa am prise yoo xam boo koy tante day fekk nga nekk en moment de maanaam day réussir rek wala nga échec ko c'est parce que kottum biri boo xoolee ni muy demee da ngay jël sa ñaari loxo dénk ko si ngemb waa ji xëcc ko taf ko ci yow bon dèjà boo yëkkatee sa benn tànk dèjà yow déséquilibré nga benn nga dese te benn tànk du équilibré yow léegi boo dajee mbër moo xamante ni maanaam day mbot moom maanaam day def day def benn pas en arrière rek nga tafu ci kaw mu lonk la sa loxo bi nga xamante ni moom nga dugal ci ngembam fa la koy dugal bu la yónnee rek da lay mbot te Papa Sow boo xoolee ni mu mbotee ni mu mbotee kii Birahim 2 ndax noonu la doon bëre ci nga xam ni bon daanaanu bëre kat tànk la bon surtout li ma koy wax mooy li muy def ci combat bi ci wàllu bëre na ko assuré. assurance rek la war a bëri. assurance la war a bëree ci combat bi ba noppi dafa war a ñëw am message bu mu lancé mbër yi nekk ci kanamam c'est parce que Siteu dafa nekk mbër moo xamante ni maanaam ci côté boo dee Sa Thiès ni Boy Niang ni Ama Baldé sur le plan mobilisation Siteu ñooñu xoolu leen bon moom am na kilifteef bu ko yàlla may ci bëre léegi nag mobilisation il faut que résultat yi suivre ko résultat yi bu ko suivrul gars yi dañuy découragé c'est parce que loolu tamit ñun du benn Tyson ku ko ëppoon mbooloo kenn bu ko woon mbooloo kenn toppatu ko dernier combat yi Tyson doon bëre ñii daan ñëw bëreetul bon ana mbooloo ma résultat bi moo amul moo tax mbooloo amul bon Siteu il faut que mu bàyyi xel ni combat bi dafa war a nekk combat boo xamante ni daf ko war a gagné nan la ko war a gagné mooy il faut que mu bëree assurance. macha allah am na solo bu ñu ñëwee ci côté xeex bi kan moo ci ëpp avantage. waa côté xeex bi Papa Sow xeexkat la mais dafa am taille yoo xamante ni bu ñuy bëree ñoom ñaar morphologiquement rek nit ki day am faveur ci yow. xeex ndaama mu xeex xam nga dèjà bu ñu nee xeex lan moo koy def ay loxo bu ñu nee xeex loxo koy def kan moo gën a guddi loxo. Siteu moo gën a guddi loxo. Siteu moom fi mu nekk nii maanaam li muy gis mooy jéem a mettre en distance Papa Sow pour loxo bi doole ji mën a ñëw. doole ji mën a ñëw sax parce que yow bu dee waa ji yow da ngaa njool waa ji ñooxu la sa combat rapproché sa loxo du am doole. c'est parce que lii mooy dal avant bras yi mais bu fekkee ni te loxo balaa moo am doole mu talleeku ñaret pour mu mën a puissance léegi nag foofu moo tax Siteu il faut que mu jéem a bëre combat à distance waaw bu bëre combat à distance bàyyi ba Papa Sow man Siteu bu soxla maay moom li may def mooy damay surveiller Papa Sow man combat boobu su ma indi woon Siteu dama koy surveiller loo Papa Sow damay aj sama garde dox ci kawam maanaam mesurer nag jug bi ndax Papa Sow day jóg. jóg waaw. ci biir jug bi nag ci la Siteu war a juyeel ak Papa Sow def li muy def boo xoolee Lac de Guiers 2 noonu la daanee Papa Sow da ko mesurer Papa Sow dàq na ko ñaari yoon mu reculer mais du ragal c'est parce que xam na ni Papa Sow bu ko rapproché suñu xeexee loxo Papa Sow mooy ëpp doole te Lac de Guiers 2 dafa def jàngat boobu ci Eumeu Sène ndax dafa dajeeg Eumeu Sène mu xeex ak Eumeu Sène combat rapproché mu jël ci coup boo xamante ni da koo déséquilibré bon moom bu ñëwaatee di dajeeg mbër mu ndaamaa noonu il faut que mu bëreeg moom distance moo tax da ko may séntu fi Papa Sow di jóge mu juweeloo ak moom xandal ko daan ko bon Siteu combat boobu war na ci jël repère. macha allah séntu nga ci ardo. waaw séntu naa ci ardo ndax am na façon boo xamante ni buñ ko bëree mën naa am ardo ndax Papa Sow comme forcément day ñëw foo nekk dala fay fekk
léegi Siteu mbër la moo xam mbëru tëru la te day kor boo xoolee jël na Zarko la mu defoon Zarko mën na ko def Papa Sow waaw c'est parce que Papa Sow mais moog Zarko fenn la ñu wute Papa Sow du yàgg ci action waaw léegi nag bon pour wane ne mooy président bi rek ndax Siteu am na tànk noo koy tegee pour waa ji jël ko day yéex balaa mu koy jël di nga ko mën a artu téye ko mën ko rof ndax Papa Sow kenn ñemewul ndax dama gis Balla Gaye Balla Gaye dama ko seetaan mbapat mu bëreeg Papa Sow 30 minutes. Balla Gaye Papa Sow. Balla Gaye Papa Sow mu bëreeg Papa Sow 30 minutes daan ko final Père Birahim keroog mboto jol-jol la ko daane ma gis ko ñu tëgg leen arène ñoom ñaar Balla Gaye keroog laa doo ko gis Balla Gaye ñëw ci combat daw bëre waaw Papa Sow recherche bëre ji Balla Gaye mën koo yóotu bëreeg moom mu reculer dóor ko hypercule sawaay rëpp daal di def demi flexion toog quoi dafa toog sawaay da koo dóor hypercule mu toog ndax hypercule ba dafa am doole ba noppi dafa dal Papa Sow dafa gàttandoo dafa dajeek hypercule dafa daw di song waa ji def 1 pas recul dóor ko la hypercule bi mu daal lan moo tax Balla Gaye daw bëre bi mbër da ngay am xam-xam Balla Gaye dafa gis ni mbër li gën a yomb ngay def pour jóge fa xam nga tey nit ki mën nga koo bañ a supérieur ci bëre à 100% wala à 60% mën nga ko ëpp laf wala nga ko ëpp Papa Sow kenn ëpp ko ndoxtu bëre ci làmb ji mais mën nga ko ëpp ay taay wala ay loxo wala yooyu loolu ci loolu ngay sukkandiku pour daan ko léegi nag moo tax Balla Gaye bi mu ñëwee moo tax mu annulé bëre bi c'est parce que xam na ni mënoon naa jàppante Papa Sow di bëre ñu fay nekk di jargandaloog yooyu mu gis ni lii moo gën a yomb mu daw bëre bi sa waaye xam nga Papa Sow buy songu màmm lay song moom tamit na sóor loolu ci combat bi c'est parce que Siteu mbër la moo xam ne gis naa Zarko daw song ko mu def 1 pas recul dóor ko hypercule gis nañ Zos roofu ko mu freiné ko góos mun këpp waaw te Siteu li gën a garaaw ci moom mooy ci biir léwtoo lay dóor mën ngeen di léwtoo mu jékki-jékki yónnee la kurpañ boo xamante ni doo xam fu mu jóge te bu fekkee may na la distance bu la dóoree coup bi mën na indi conséquence ndax def na ko Zos keroog 10 minutes toog na ko ci digg géew bi mënut a jóg bon loolu tamit Papa Sow na ko bàyyi xel. séntu nga ci mi-temps bëre ba mi-temps. bëre ba mi-temps moom xam nga lan moo tax loolu mi ngi dépendre ci Siteu waaw xam nga Siteu su ko neexee combat bi gudd su ko neexee combat bi gaaw. lu tax loolu. waaw c'est parce que façon yi ñoo bokkul Papa Sow kut koo kut day bëgg mu jeex c'est parce que loolu moo ko arrangé ci combat bi dem jëli ji Siteu bëreeg moom. pour man Papa dafa war a xaar amul lu muy prouvé ci combat bi. non gis nga moo danta lamb dafa nekk loo xamante ni dafa doy waar lamb am na lamb yoo xam ne buñ la xaarloo mën nañ la fa humiliation boo xamante ni doo ko mës a dund sa àdduna Papa Sow li mu ko war rek ci combat bi mooy mu ñëw def l'essentiel dem yoonam waaw mais bu jëlee combat bi teg ko ci combat wu tactique négocié non favoriser ko ci combat bi c'est parce que booy bëre xale mu sud la ëpp la am ginnaaw bu toll ni bi nga am wala mu ëppalee la ko ba noppi gën la gudd loxo te Papa Sow maanaam combat yin ko dëj yëpp kilifaa koy dëj loo mais da ngay gis ni day dem ba mujj gi ci lay def erreur maanaam Papa Sow combat bu yàggee maanaam nekkul mbër moo xamante ni maanaam mën naa xaar yu yàgg yooyu benn combat laa mës a gis Papa Sow xaar ko réussir ko mooy mook Baye Mandione waaw mook Baye Mandione dafa xaar Baye Mandione dagg léwtoo bi di bëree na le Baye Mandione di bëree na le ba bi mu koy sàcc di te moo ko jëli sax waaw mais yeneen combat yi ma gis mu bëree ba ci Birahim ba ci Santa Ñing ñoo ñëpp mooy dem xeexi gars yi daw jàpp ko ndax Santa Ñing moo sut Siteu moo gën a gudd loxo Siteu xam nga moo gën a gudd loxo Siteu mais gis nga dafa takk Papa Sow dàq ko Papa Sow xaatar bi ko waaw bon Papa Sow ndaanaan la ci bëre tànk ndaanaan la ci song ndax gis nañ song na Zos daan ko bëri day songi ji mais man su doon maamu daal moom bu arbitre sifflé man damay dem def l'essentiel dem sama yoon. macha allah am na solo yaakaar naa ne temps bi daf ñoo xaw a xoj ba tax na dama lay laaj lan ngay tàggoo rek di leen wax ne leen kontaan naa si moom trop encore une fois dinañ ko jël si beneen yoon bu ko defee ñu gën a yaatal bu baax parce que yaakaar naa ne temps bi moo ñu xaw a xoj
parce que tey man dama koy sant chaque jour di ko gërëm rek des fois sax émission di nga si nekk bañ a sant bañ a gërëm mais da ngay fàtte mais Modou Anta bu yoree micro ba gars yi nawloo ko 1% wala 2% rek grâce à Pape Malick parce que ñoo bokkandoo woon nekk arène bi si lamb ji laa nekkoon di yor sama téléphone dem stade di reporter moom moo ma recruter andi ma arène bi jox ma micro na ma waxal boobu ba léegi macha allah ma nekk ciy doxal lan ngay tàggoo. Modou Anta xanaa di la sant rek di la gërëm c'est parce que tamit àdduna moom looloo fi am ñun ñii nit a ñu gis ba jox ñu dara yow tamit ñu gis la ba jox la dara da ngaa baax rek di ko wax waaw di la wax rek ni la àdduna moom lu rafet rek moo fi am te ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ yow Bawol man ma dëkk Dakar kii dëkk Fuuta kii ñëpp ñun ñëpp benn lañ lii suñu souhait mooy bépp doomu sénégalais fu mu mën di nekk moo am ci réussite nag mooy nga mën a dimbali say waajur mën a dimbali sa bopp mën a dimbali say njaboot te ñi ngi la koy ñaanal te yaa ngi ci tànk yooyu li ma lay wax rek mooy làmb kenn moomu ko tey boo xooloon am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi ci làmb ji nekk léegi ci kanam débuté wuñ sax ci làmb ci leneen lañ nekkoon ñii ay footballeur lañ woon ñii ci football lañ xam nga te yow nag ku la xam-xam ni tey Modou Anta ni mu maîtriser mbër yi mbër mu ci nekk palmarès sax mu mën la ni la li wax la ku nekk fu mu jaar man mii xaw ma ko c'est parce que man mënumaa jàpp mën naa seetaan nii rek mais après bu ma ci pare naa mais tey yow li ngay génnee ci booy boo ci dalal dina xam ni kii topp na ma waaw may encore une fois di santaat ñëpp rek di gërëm ñëpp di wax ni luñ fi wax lu jub ñu xam ni yàlla la lu fi dëng ñu xam ni mata di doomu aadama la ñi ngi ñaanal ñëpp di baal ñëpp ak di ziar ñëpp di wax nag tamit site bi tamit suñu lamb TV yàlla na ko yàlla def mu bokk ci site yi gën a taxaw bokk ci site yi gën a am réussite bokk ci site yi nga xam te ni Sénégal gépp koy tudd nekk numéro 1 waaw c'est parce que yow moom foo nekk fa numéro 1 ñun tamit ñun dafa mel ni ñoo fa nekk numéro 1 waaw ndax àdduna moom noonu la demee ndax gën a jege gën a yay waaw te yow moom jege nga ñoo bokk dëkk Bentali ba noppi sa ngari sama xarit nekk suma gaayan doo toog ñetti fan wala juróomi fan yoo ñëwul fii jaar fi ñu toog waxtaan te dañuy partager lu bëri di gërëm nag tamit waa atu làmb ji quoi di leen def mention spéciale atu làmb ji yëpp di ziar ñëpp jigéen ñi fa nekk ak góor ñi di wax tamit waa ngoonolu làmb xam nga ñoom ñëpp ñoom Badou Mbaye ñoom Lat Diop gaa yëpp di wax tamit axlu làmb yëpp groupe yi ñu bokk yëpp ñi ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di wax ñëpp abonné leen suñu làmba waaw fii la affaire bi di xoyom-xoyomee fii la affaire bi di neexee te fii amul ragal de fii lu ñëw gaa dañ koy tasaare jaa ngeen jëf waaye macha allah mi ngi noonu Pape Malick la woon amateur bu mag bi Pape Malick la woon bu arène bi Pape Malick la woon kenn si làmb nga xam ne wax dëgg yàlla bu la décortiquer les combats macha allah di nga ci kontaan di nga ci jëlee njariñ parce que dina am fu mu jaar ak mbëri te aussi tamit di nga xam ne kii lii muy wax maîtriser na ko jibi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci seen lamb TV jërëjëf.